yéenekaay yi ñu ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Assane Diouf ma ngay bëgg a delloote ca kaso ba l'observateur nañu moom ak Guy Marius Sagna ca dig fa la ñu fanaan seenu avocat di maître Khoureychi Ba di wax ci l'observateur ne tuumay turbale ordre public bi ak nasi pexe yu mën a yëngal réew mi loolee lañ leen di toppee ki nar a topp ci Assane Diouf ak Guy Marius Sagna yi ñu jàpp journal bi nee nañu moo di Clédor Sène li tax ba waa groupe d'intervention rapide bu division investigation criminelle demoon démb ca kër Assane Diouf ca Guédiawaye jëli ko moo di waa police dañoo am ab audio WhatsApp boo xam ne nee nañu Clédor Sène moo ci nekk di wax la mu ca wax moo di wax ju doy na jëf jot na ñoo ngi waajal ci base bi li leer moo di ci talaata ji ci la ñu nar a dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ci la ñu ko nar a tegee it loxo kon suba ci altine ji rekk moo ñu dese tey ji ci bésub dimanche ji dañoo yendoo liggéey du yomb nag ndax mënatuma sant Assane Diouf leneen boole naa ko ak ñenn ci suñu gaay yi nekk Pikine lii L'Obs nee nañu moom la ñu dégg Clédor Sène di ko wax ci audio WhatsApp bi moom Clédor Sène yéenekaay bi xamal nañu ne gaay yi di coy yi ñoo ngi koy wër démb nag gis nañu ci Facebook bi ab vidéo boo xam ne moom Clédor Sène moo ko def di ca weddi nee na kenn waru ko dawul demul fenn ma nga ca këram nga ca front de terre toog waa dig di division investigation criminelle bu ñu ko soxlaa moom Clédor Sène xam nañu fan la ñu koy fekk ñu fekkaat xibaar bi ci xët mu njëkk Vox Populi mu ñuy xamal ne tuumay turbale ordre public bi moo tax ñu dem jàppi Assane Diouf ak Guy Marius Sagna ba garde à vue leen ca dikk Clédor Sène moo ca nar a topp dégg nañu ko nag moom Clédor Sène ci beneenub audio WhatsApp mu cay wax bay ñaawlu ak di tuumal ay membre yu bokk ci mouvement Claire Vision ne ñoom ñoo siiwal li ñu waxtaane woon ngir bëgg koo sànkulo li waral coow li bën di jàppe géeg wër gi la Sénégal jàppe ko ab audio bu xañ jàmmu nguur gi fi nekk source ko romb na loole ñoo ngi leen di tuumal ak fipp ak bëgg a jaxase réew mi ci tànk yooyee ci la ñu nekk journal bi nañu ci audio WhatsApp bu ñu nekk Clédor Sène moo ko def dañu caa dégg ku naan mardi de guerre ci la ñu jëm wax ji jeex na jëfa des nañu liggéey ci base bi ngir waajal troupe yi la tribune bi ne troupe yooyee la ñu doon waajal moo senn ba coy yu jote ca la ñu demee jëli Assane Diouf ak Guy Marius Sagna Clédor Sène it bu deful ndànk ca dig di division investigation criminelle fa la fas yéenee yennoon ndax alkaati yi fas nañu ko yéenee jëli tey jii ci suba gi lise ko nañu moom Clédor Sène moo wax démb ci guddi ne waa police ñoo ngi buntu këram toogaanu ko di xaar bët seet ba ñu jàpp ko journal bi dolli ñu ci ne waxum téléphone gu police jotee ci la lii lépp tàmbalee Assane Diouf moom ba ñu koy jëli démb ca këram gee ci Guédiawaye gaañi dañaa dajji buntam lu jëm ci mbirum Birame Souleye Diop ak compagnie libération nee nañu li parquet bi bëgg mooy administrateur bu parti Pastef di Birame Souleye Diop moom ak Dayirou Thiam ñu mandat dépôt leen Patricia Mariam Galdo Abbas Fall Fatima Mbeng ak Bawar Diagne ñu contrôle judiciaire leen seeni dossier yépp journal bi nee nañu ñoo nga ca loxoy doyen des six ba tey ji ci la war a tàmbalee audition bi commission ad hoc ba ñu sampal Ousmane Sonko ci assemblée nationale tàmbali na ab liggéeyam le témoigné nañu ba jël njiital parti Pastef yóbbu ca plénière yoon wi ñu war a jaar ngir sànk Ousmane Sonko journal bi nee nañu ma ngay gën ji leer boole ko kit ci mbir mi opposition bi dañu cee wane ak féewaloo gu mat sëkk le quotidien nañu ci xëtamu njëkk Ousmane Sonko moo leen féewale député Abdou Bara Dolly bu bokk gis-gis yéenekaay bi nee nañu moom li mu bëgg moo di président bu groupe opposition bi démissionné ci jamono jooje ñi di waa Parti démocratique Sénégal ñoom nangu ñoo wuute yëf yi ànduñu ci lu ñu naan politique de siège vide réew mi quotidien nañu député bii di Cheikh Bara Dolly Ousmane Sonko wax na ko muy dégg nee na ko bul dem naan yaa ngi siège ji ci commission ad hoc bi ci sama tour ñu def demi tour dellu ci la tribune ubbil yéenekaay bi Abdoulaye Sow di responsable politique APR sàkku na ci ñiy manipuler jeunes yi di leen sant ngir ñu indi fitna ci réew mi taal dëkk bi ñu bàyyi loolee ñuy def Abdoulaye Sow ne ñu dëgg la parti bi ma bokk di APR dañoo maandu ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba tax na man li ma ciy wax dama koy wax en tant que citoyen sénégalais simple li ma ciy wax moo di mbir mi ñaari nit yuy tuumalante lañu ba yëf yi yegg ci yoon nañu bàyyi yoon mu lijjanti ko defub liggéeyam te ñu respecté justice su Sénégal di bàyyi di jaxase xelu nit ñi ak di xam bu ndaw ñi ngir ñu taal dëkk bi. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak Clédor Sène mi dikk jëli sànq këram ca Derklé ci Ndakaaru yóbbu ca division investigation criminelle fekkoon na booba ñu daal di woolu ku mel ni Assane Diouf ak Guy Marius Sagna mbiri Ousmane Sonko bu njëkk njiit réew mi président Sall di ci àddu dara jotalewu ko mbir moomee mu ne sunuy naatangoo yu rajo France Internationale dénk lu ni mel wax na it ci wàllu ñàkk gi ak na mu bëggee ci askanu Sénégal ñu dem wuy ji kër docteur ci wàllu woowee wàllu xibaar bokk na ci njàng mi mu kawe mi juróom-ñaari junni ñu am bac bees ñu rafetluwul ñu ne taxawaayu ministère bi ñu dénk njàng mu kawe mi kilifa gën a ko dénk naka noonu Cheikh Oumar Anne mi ne woon borom bac 2019 2020 yëpp orienté na leen ca ñu ne loolee du lu nu yëg ñoom du seen cas yooyu juróom-ñaari junni étudiant ci technique bi Abdoulaye Diop. xibaar yi bokk na ci Clédor Sène mi nu woolu sànq ca kanamu division investigation criminelle ni ko avocat maître Khoureychi Ba njorte woon noonu la demee bi nu daal di xëyee bërset la ko waa division investigation criminelle jëli xamagunu lu nu ko toppee waaye njort nañ ne ab enregistrement audio bokk na ci li leen jural jàpp gi ku mel ni moom ak it Assane Diouf Guy Marius Sagna naka noonu
président Sall addu bu njëkk muy yàbbi ci mbiri Ousmane Sonko président bu Pastef ak li nga xamante ni mooy coowal diggam ak soxna suñ naan Adji Sarr moom président Sall ci antenne RFI la xam le ni dara jotalewu ko ma même mbir ñu teewlu président Macky Sall. encore une fois c'est une affaire. dama koy waxaat mbir mu ñuy méttitlu la xaw ma lu ci xew wante sama noon bi gën a mag yéenewu ma ko situation bi léegi ay tuuma am na yoon mi ngi saytu mbir yi kon bu ci kenn tudd président de la république ci lu yoonam nekkul am naa mbir yu ma doy sëkk liggéey lu dul nekk fi dina si complot rawatina yu ñaawe nii. des choses aussi basses. président Sall ci tekki gi. Alaaji Njogu Jenn mu yam ak jamono yi waa Pastef ñoom ne biir na leen ni yëf yi ab ndëgg sërëx la complot la ñu ko jàppee bu nguur gu Sénégal jëmee ci seen njiit Ousmane Sonko boobaak léegi it ay jàppe ñeel wàllug mbir moome ku ci mel ni Assane Diouf Guy Marius Sagna wax nañ ko Clédor Sène sànq ci Derklé maître Khoureychi Ba lañu ci déglu moom mi nga xam ne njortoon na sax jàpp gi ñeel Clédor Sène. ñoom dañ koy toppee menace de trouble à l'ordre public maanaam deful dara mais menace la dafay menace daal ordre public ak acte de manœuvre yi nga xam ni dafay compromettre la sécurité publique mooy mu ngi def li nga xam ni mën na indi jeexi jaaxasu ko indi ay problème ci institution et cetera bref moom xam nañ ko mooy le fameux article 80 bon biñ ko entendre je peux vous dire tout de suite wax na li muy wax et puis voilà ndax tontuwul kooku beneen problème la man bi ma génn bi may ñibbi commissaire bi ci boppam woo ma ni ma fàtte nga fi sa carte avocat comme ñun dañuy soxla carte bi pour mën circuler donc ma ñëwaat di jël carte bi ci laa yëg ni Guy Marius moom depuis 20 heures jàpp nañ ko ba indi ko foofu di koy toppee aussi la même chose menace de trouble à l'ordre public et acte de nature à compromettre la paix publique la sécurité publique ma comprendre ni effectivement que am na ñeneen ñu ñuy wuteer am nañu keneen ki nga xam ne xam nañu ni heure bii ñu ngi taxaw ci buntu këram heure légale yi la ñuy xaar bu jotee rek ñu cueillir ko moom tam jàpp ko donc mbir mi xamuñu lan la Clédor Sène pour ne pas le nommer ñu ngi ci buntu këram di xaar pour le cueillir à l'aube voilà loolu xam nañ ko et puis voilà bon peut-être sax à l'aube sax moo gën ci heure couvre-feu nga xam ne vous empêchez tout déplacement à l'aube on a toute la journée pour assurer l'assistance et tout ça affaire bi noonu la demee pour l'instant fii yóbbu nañ ko léegi commissariat plateau mu fanaani foofu moom dañ koy jàpp dafa doon uti reer ndeysaan donc ñu toppatool ko lu mu xewaloo ak lu mu mëntee yooyu moom lañ doon def ni bu toll ni ñu ngi ñibbi quoi. maître Khoureychi Ba avocat Assane Diouf ni mu ko njorte woon ci mbiri Clédor Sène noonu la demee sànq bi bët setee la takk der yi dem këram ca Derklé jël yóbbu jamono yi kon mu ngi ci loxol takk der yi Sénégal fekkoon na ci guddi gi moom Clédor Sène mu def ab audio ci internet gi di Facebook 200 ak juróomi téeméer ci doomu aadama doon ko suivre di ay vues mu ca doon xamle rek na mu gisee démocratie Sénégal ak deltu ginnaaw gi ñu déglu ca Salif Sow mi teewlu audio bi. Assane Diouf teg bu ko waa di teg yoxo audio bi tax alkaati yi la def lu nu mel amul benn yoon boo xamante ni jalgati na yoon loolu la wax ci ba muy def live direct ci page Facebook am moom Clédor Sène. Assane Diouf bu ñu ko jàppee ci audio boo xam ne man maa ko def kay man la ñu war a jàpp ba pare parce que man li may wax boobu ba tey man maa ngi koy assumer man ci man la ñu waroon a njëkkee te ñëpp xam nañu fi ma dëkk. Guy Marius Sagna tamit naka noonu waa division des investigations criminelles jàpp nañ ko jàpp yu bari yi yëpp. du tax nag ñu en arrière wala mu xokkatal leen benn yoon la wax moom Clédor Sène. parce que fii la ñuy wax ci rajo yi télé ñun dañuy organiser ay comité de résistance mais ñu ngi organiser jeunes yi au niveau des quartiers ñun ñoo ko wax ñu ngi ci am nañ ci droit loolu bu fekkee ne dañu koy opposer jaay ñu doole rek mooy tax ñu tëj ñu ci mais loolu lu ñu yoon may la te fépp fu ñu mënti dem yoon daf ñu ko may dañ koy def léegi nag nañu prouver fan la ñu wootee ni dañuy taal dëkk bi wala dañuy yàq dëkk bi loolu àgguñ ci bu kenn am ay sikki sàkk ay ragal ay arrestation ay police ay dikk ay gendarmerie ay torture ay brimade ak yooyu. Clédor Sène nee na dafay dem ba jeex ngir aar démocratie ci Sénégal ndaxte ñi mu ko sekkal di waa nguur gi le ci gis-gisam ba tey moom Clédor Sène dañoo tiit jàkk jaaxle ba tax fu nañu dal fa. jërëjëf Salif retour de parquet pour Patricia Gandoul Abbas Fall ñoom ñëpp ku njëkk di soxna sa Birame Souleye Diop sëñ Abbas Fall bokk ci Pastef moom Birame Souleye Diop it naka noonu ba tey ci loxol takk der yi maître Abdoulaye Tall avocat bu parti Pastef dafa gis ne yëf yi du yoonay dox ci kaw yi ñoom seen i militant waaye ak càcc la di këf gu ñu leen këf ak prise d'otage noonu la ko waxee avocat parti Pastef ne Birame Souleye Diop ma ne su ko àtte ci flagrant délit ci benn dossier bi ñu déglu ko maître Abdoulaye Tall ak Pape Balla Gueye. situation manifestement illicite mooy continuer ba tey parce que ñun dañoo jàpp ni Pastef ñun dañoo jàpp ni enlèvement la prise d'otage la
jàpp nañ ñoo xam ne ni surtout ku nga xam ne seen yoon nekko ci yoonu Pastef ku mel ni soxna yi Birame Souleye Diop jàpp ñoo xam ne c'est parce que dañoo jëriñ Ousmane Sonko jàpp ñoo xam ne ni c'est parce que si que membre cabinet lañ te amul fenn fu ko teg loolu la ñëpp di ñaawlu dégg nañ ci nouvelle yi mujj am nañ beneen retour parquet ñu am yaakaar ni suba dinañ jàkkaarloo kii d'instruction bi nga xam ne moom lañ tëj pour mu yor enquête bi incha allah ñun suñu argument de défense dinañ ko teg. ku ci mel ne Birame Souleye Diop ñu ngi wax ni moom flagrant délit la jëm boo moytuwul lu ngeen di tontu ci lu mel noonu. li ñu gis mooy dossier bi yëpp instruction la jëm amul benn bi dem flagrant parce que Birame Souleye Diop amul dossier à part dossier bi nga xam ne moom lañ ko déglu moom lañ dégloo ñeneen ñi même benn dossier la même bu fekkee enquête seen défèrement bokkul bis bi leen déféré mais ñoom ñëpp benn dossier la donc le procureur dafa war a ordonner sanction bi parce que dafa am connectivité d'après ñoom ni ñu di waxee enquête bi loolu la révélé kon benn dossier la mën ta nekk ñaari dossier. mbootaay gii di front multilutte doy na ñoom daal di indi seen ak njàppale ci Ousmane Sonko danoo gis ne yëf yi ay pexe na sëxal ab adversaire politique la moo waral seen janoo démb ci ngoon ak taskatu xibaar yi ci dalab waa FRAPP Ababacar Kane la ñu ci àndal secrétaire général adjoint bu doy na ñu teewlu ko ak Aminata Dieng. le front multilutte doy na dafa constitué wu boobu ak léegi dëkk bi pratiquement lépp lu fi yëngatu c'est le front multilutte doy na moo ko yëngal boobu ak léegi bu ñuy xeex injustice gis koo xamante ni c'est une victime d'injustice kooku du ñu toog croiser les bras di ko seetaan ni ñuy seetaane pour béykat bi mën a jot suufam ni ñuy xeexee pour ñi nga xamante ni ñoon la ñuy toj seen ay kër loolu mën a dakk noonu la ñuy xeexee contre injustice bi nga xamante ni moom la ñuy teg citoyen Massamba citoyen Mademba te Ousmane Sonko au-delà d'être le président d'un parti c'est un citoyen sénégalais comme ni ñuy nekk ci loolu la ñuy exprimer suñu solidarité à ses côtés ci cadre boobu aussi ci la ñu ko demoon seeti renforcer ko aussi ci ay conviction mag yépp comme ni ñuy nekkee ci wetu képp ku mu mën a doon ku nekk citoyen sénégalais c'est vrai gis nañu ko waxtaan nañu comme ay citoyens yuy waxtaan yoo xamante ni li ñu am comme dénominateur commun tey moom mooy réew mi le Sénégal gis nañu ne les libertés individuelles et collectives ñoom ñoo koy piétiner complot aussi képp koo xamante ni nii jóg nga pour nekk ci gannaaw askan wi ci seen ay jafe-jafe seen ay problème pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee xeex beeg jàngoroy coronavirus ak ndorteelug ñàkk gi ci Sénégal tey la kon ndorte loole ci wàllu woowu sax njiitu réew mi président Macky Sall ci waxtaan ak RFI rajo France Internationale àdduna ca leeral tëralin yi Sénégal ci wàllu stratégie xam la it ne réew mi ubbiku na ci ñëpp ngir jotin wi ñeeli vaccin ngir ñàkk askanam ngir muccal ko ci coronavirus ñu déglu président Macky Sall. Depuis la découverte des vaccins, nous nous sommes évertués. Depuis bi ñàkk yi feeñee ñi ngi liggéey ci biir COVAX waaye li ñu mujj seetlu moo di ne réew yu am doole yi ñoom commencé woon nañ di am seen ñàkk te COVAX ñoom amaguñu woon ñàkk yaakaar nañ daal fii ak weeru mars ñàkk yu njëkk yu COVAX dinañ yegg si ci suñu réew yi moo tax nag en tant que président de la République mënu moon toog rek di xaar li ma def nag mooy waxtaan ak ay réew yoo xamante ne am nañuy vaccin naka noonu tam usines yu mag yi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllum pharmacie ci noonu laa waxee ak waa Chine ba ñu am ay ñàkk Sinopharm loolu nag jaarale ko nag ci ndimbalu président bu Chine di Xi Jinping wax naa tamit ak waa Russie ak président Poutine ñi ngi waxtaan ngir xool nag la ñu amee tamit vaccin bi di Sputnik V ak tamit yeneen ni ñàkk lu ci mel ni sax Johnson & Johnson kon du mbirum idéologie. C'est pas une question idéologique. président Sall ak waa RFI lu jëm ci ñàkk meek cëddale mi ñeel diwaan yi Sénégal fukk ak ñeenti diwaan yi ci Sénégal jot nañu seen i ñàkk xibaar la tukkee ci soxna Annette Seck Ndiaye mooy directrice bu pharmacie nationale d'approvisionnement ñu teewlu ko Hadj Ndate Diop. distribution boobu nag tàmbali nañ ko samedi te bu soobee yàlla région bu nekk ak liñ la jagleel pharmacie nationale d'approvisionnement dina la ko indil ba ci région yi fi mu nekk ñu ngi toll ci Tambacounda bu soobee yàlla dese nañu ñeenti région Kédougou Ziguinchor Sédhiou et Kolda bu soobee yàlla bu ëllëgee dinañu buuxee région yooyu yëpp. lan moo tax ñeenti région yi yéex te mbir mi door ëllëg. non amul dara lu ci yéex planification bi ñu defoon pour couvrir région yi yëpp ci loolu la ñu nekk
dara yeexu ci mais nañu xam ne nag yore wuñu ay denrées alimentaires ay vaccin la ñu yore suñu ñëwee ci région yi gannaaw buñ ko jaglelee autorités yëpp a nekk ndax c'est une campagne assez spéciale suñu ko jaglelee autorités yi muy médecin chef de région bi ak gouverneur bi dañu koy dugal aussi ci chambre froide yi nga xam ne foofu la war a nekk. docteur Annette Seck Ndiaye di njiital pharmacie nationale d'approvisionnement di kër gi nga xamante ni ñoo yor denc nag ca delem ñàkki xeex corona ci Sénégal ñu waxtaane leneen di njàng meeg tolluwaayam njàng mu kawe mi lu jege daanaka juróom-ñaari junni boromi bac bees di juróom-benn di junni kon ak juróom-ñetti téeméer ci ñoom ñoo yëglu ginnaaw bi na amee seen bac ginnaaw ba kilifa gi ñu dénk njàng mu kawe mi xam leen ni ñëpp ñi amoon bac 2019 2020 daañu leen orienté ñoom dañuy yëglu ndax demee wu ni ci ñoom ba tey jii France daal di xideen moo waral seen conférence de presse démb ci seen kàddu Souleymane Diouf. su fekkente maanaam dañoo boole ñaari yëpp 1342 moom la ñu ordre woon daaw cette année 6000 ñu am 6854 bacheliers qui sont toujours en attente yoo xam maanaam kenn laalagu leen parce que bu fekkee ne moom dafa lank bañ ñu orienté ba pare taxaw ci média bi di wax ne orienté naa leen bu neexee su ma comme lépp lu ñu ci jar bu neexee su ma nañ ko ci def parce que droit la comme ñëpp xam ñu dem jàng léegi nag à chaque fois mu ngi conscientiser peuple sénégalais ne de voilà orienté xale ñi nga xam defañ seen demande alors que tout ça c'est absurde parce que ñun mënuñ fii concevoir à chaque année ñu rencontre ay difficultés boo xoolee man li ñu jot a calculé de 2019 à 2020 ak bachelier yoo xam ne kenn ci ñoom jàngul de 12321 bachelier yoo xam ne amul kenn koo xam ne jàng na jamono bii nii te yëpp dafa ànd ak yoo xam ne preuve yi leer na waaye bu fekkee ne ñoom ñi nga xam ne dañoo def demande mooy ñi nga am bac cette année fii nii yoo xam ne kenn ci ñoom jox leen sa orientation ñu ngi toll ci doon de 6854 bachelier yoo xam ne am na kenn ku leen branche yooyu li ci ëpp mooy ñi nga xam ne dañu am bac arabe ñooñu benn choix kese la ñu am ñu war a orienté ci université de Dakar waaye keroog dafa gars yi dem au niveau des ministères mooy directeur Amadou Abdou Sow li ñu wax dafa leer mooy duñ leen orienté parce que université yëpp dañoo fees léegi ce n'est pas la peine ngeen di wax parce que kenn du leen laawat. Souleymane Diouf bokk ci étudiants yi nga xamante ni ñooy yëglu ndax ñàkk orienté jëmee ci ñoom ngir atam njàng mi di bu ren ñu déglu woon ko moom Souleymane Diouf ci micro Lalla Babi di stagiaire fii ci RFM ñu dëkkee ci Mbëbës ak li ko wër sant yàlla bay pocc daanaka ndax ci wàllu kaaraange dañ fa masa ami njàqare ci ay agresseur yu ni mel donte gendarmerie weekend bi teg na ca loxo yenn ci ñu daa def ñaawteef yooyee waaye waa gox bi di Samba Dem ñoom ñëpp daanaka seen fit daa mosoon dem ci wàllu ñàkkum kaaraange googe ci dara warlu ko lu may sën bu yaaba fa Mbëbës gi nga xamante ni moo ne yàmbalang fa ñoom reportage Ndongo Ka. Bawol doon benn ci ñetti site yu décharge bu Mbëbës te récupérateur yi di fa liggéey. Bawol nag moo sës rëkk ci quartier Samba Dem bu zone de recasement te borom sareet yi di fa jaar saa su ne ngir mën a dugg biir Mbëbës. fii nag la gendarmerie bu Kër Massar Baye Fall ak ay moroomi alkaateem daal di teg loxo ñeent ci ay defkatu ñaawteef niki weekend bii nu génn Baye Fall mooy délégué de quartier bii. commandant Kër Massar bii ñu ngi koy jaajëfal jàmbaar la bandi buñ ci dàq nag Mbëbës fii dañuy yéeg ñoom bandi yi fi dañuy yéeg ñenn ñi nag dañ ciy jaay yàmba. Mohamed Diallo dëkk ci gox bi moom nag la agresseur yi daal di mujjee agressé lu nu mel daal di am guddi gi mujj nag laataa ñu leen di teg loxo ci la defkatu ñaawteef yi daal di songu moom dawalkatu oto bi. dóor ma jaasi fii si biir bi nii mu dóoraata ma jaasi bi encore ginnaaw waaw alhamdulilah jaasi bi dugul après mu dem si gendarmerie def ko plainte. quartier Samba Dem bu zone de recasement mel ni nag wóoratul guddi gi barab bi lëndëm kurus lay daal di def ndax ñàkki lamp kii di délégué de quartier bi ni ñàkkum kaaraange gi foo ko natt rek daal dina koy wees. dañ ciy jaay sàngara bi nga xam ne dafa yomb 50 francs nga naan 100 nga naan 150 nga naan ba pare dañuy 15 te li gën a garaaw ci affaire bi mooy xale yi nga xam ne 10 ans 12 ans 13 ans ñëpp dañuy yore ay saret da ngay gis saret buy daw ba 2 heures du matin 3 heures du matin moo tax fii garaaw. ci quartier bi ñu daal dee taxawal ab comité de vigilance ci njiitalu délégué bi nag guddi gi jot mu daal dee ànd ak gone yi di wër koñ bi ngir saytu kaaraange gi Ndongo Ka Mbëbës rajo Futur Média. tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fayal ak bismillah ñu daal di tàmbali ak ñaareel bi génn bu équipe bu Teungueth FC ci Ligue des champions africaine bi tey ji ci ngoon ñeenti waxtu lay doon ca Thiès war nañ faa daje ak waa Zamalek équipe boobee ma nga fekk baax ca réewum Égypte gannaaw tàggatu gu mujj gi ci waajal ñaari équipe yi am na nu ndaje mu doxoon diggante seeni entraîneur ak taskatu xabaar yi foofa ca Thiès la yëfe xewe woon Cheikh Anta Diop moo nu fa teewaloon. jëm ci ñaareelu bëccëg bi ñuy amal Champions League bu Afrique
Teungueth FC ginnaaw jaloore ji mu defoon fële ci Tunis match bu jaar yoon ñii di waa Teungueth ñoom nee nañ bëgg ñoo ñàkk fii ci seen dëkk ba tax na kii di Youssouf Dabo di entraîneur bu Teungueth FC ne nag yëf yi jom ak fulla moo koy mottali. léegi li ñu war a am mooy gëm suñu bopp à 100% gëm sa bopp à 100% assuré wu la victoire mais au moins dina la assuré génn ci match te doo am rëcc comme ni ma ko waxee xale yi ñoom ku si nekk individuellement war na tirer enseignement yi par rapport ak match bi nga xamante ni moom la ñu jóge di passé pour que mu servir leen parce que match yi dafay tegloo te di ute mais li si am solo mooy match boo jàll rek nga am loo si jàngat surtout nga nekk ci compétition boo xamante ni bees nga si comme ñun niñ si nekkee bees. Zamalek d'Égypte ñoom benn poñ la ñu am ci journée bi ñu génn waaye nee nañ fii ci réewum Sénégal bëgg nañoo dóor équipe bu Teungueth bi waaye nag kii di entraîneur bi di Jem Pacheco nee na équipe bu Teungueth bi mu gis équipe bu xarañ la te ay ndaw ñu mën football lañu. Muito bem organizada, nota-se que é bem treinada. équipe bu Teungueth bi ma war a dajeel ay ndaw yu xarañ lañu équipe bu am organisation la football ak ñoom dina jafe seetaan naa leen Ligue des Champions seetaan naa seen ñaari match championnat bu Sénégal kon nag dama leen di bàyyi xel bu baax équipe bu mag la waaye man mii de damaa ñëw pour gagner. Uma equipa como o Teungueth que está nesta fase de grupos. ñaari équipe yi entraîné nañ fii ci stade Lat Dior bu Thiès Zamalek bu Égypte dina jàkkaarloo ak équipe bu Teungueth bi nga xamante ni bi ñu leen gisee ñu amoon Pastef lañ ci entraînement yi ñu fas yéene koo wane ci talaata bi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. boobule match nag des ko mën a déglu en direct si rajo Futur Média dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop moomee Youssouf Bodian ak suñu consultant Momar Thioune ca Thiès ci wàllu phase de groupe yi Jaraaf xam na léegi ñan la war a dajanteel ci Coupe CAF mu nga bokk ca poussé war na ca daal lekk waa Fax ñooñu ay doomu Tunisie la ñu Burkinabé yi nekk ci Salitas FC ak ña nga xam ne ñoo di rek ku gagné ci match bi war a dox diggante Étoile du Sahel bu Tunis ak ñii di waa Young Buffalo ci boobule Coupe de la Confédération ci Coupe d'Afrique bu ñu jagleel U20 yi ca réew Mauritanie xam nañu ñi war a football kon jëm si wàllub quart de finale googule jongante nee nañu programme gi alxames lay tàmbali Cameroun ak Ghana nooy joué bu ñu noppee Burkina laale ak waa Ouganda la ca des danañ ko yëgale aljuma Maroc Tunisie ak République centrafricaine war a laale ak waa équipe bu Gambie nu daal di rek jeexal alaaji ak lu jëm si wàllu Ligue des champions bu Europe tey jii daanu soobooti si huitième de finale aller yi am na ñaari jongante yoo xam ni dina am ci bu 20h jotee fii ci RFM nu ni nag équipe bu Atlético Madrid mooy dajante ak waa Chelsea bu Edouard Mendy Lazio Rome moo dee joué ak équipe bu Bayern de Munich bi nga xam ni moom moo yore raw gàddu gi waaye kon laata yooyu jongante Alaaji Assane bu nu paree journal 13h dañuy gont mbaa nu jubal Thiès directement rek. añee 10e quartier 10e. ndax Zamalek dem Zamalek Teungueth FC Zamalek. ok bu na fa jógee ñëw def matchu Ligue des champions tubaab bi waaw très bien waaye 10e moom la ñuy añee tey Alaaji quartier 10e. stade ba newul 10e de da nga fa am takkoo xanaa. waaye fa la ñu añee de. jërëjëf Malal. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg Hadj Ndete Diop. daleen ak jàmm. tey ñu leen di xamleel ak ndaw soo xam ne ni wàllum photographie di photo daf ko sopp lool xarañ ci bu baax a baax Ndumbe Ñang ci fan yi ñu génn rek jël na raaya concours bi nga xam ni waa ambassade bu Pays-Bas ñoom ñoo ko tëggoon doon ci waxtaane lépp lu jëm ci wàllu changement climatique Ndumbe Ñang ak photo lu yàgg la moom mi nga xam ni moom moo nekk ca Géejawaay bokk ci kuréel gii di Ji Hip Hop Omar Mbow ndaw la ñu toogal foofu ca Géejawaay daje nag moom. musuma bëgg ay photo sax man déjà mais léegi dama ko bëgg. booy dem léegi yaa ngi ak photo. maa ngi sama doom appareil bi. waaw. foo ko munti fekk moom ak appareil photo bi ñoo nekk mu doon ab jumtukaay boo xam ne tax na ñu ràññee ko. prix bi adaptation Summit la tudd muy wax ci wàllum environnement on était je pense 56 photographes. mais ñaari nit ñoo ko remporté man ak Assane dama jëloon photo ci environnement ay xale yu saxal garab ci benn projet bu ñu naan dundal waa Kinaan waa Géejawaay hip hop ñoo ko defoon ma jël photo bi postulé ko après par la suite ñu ambassade Pays-Bas ñoom ñoo ko mujj jël ne photo bi dafa rafet en plus dafa conforté woon ak seen thème bi maanaam nan la ñuy def ba protéger environnement bi.
mu di ab nataal bi nga xamante ni Ndumbe Niang denc na ko fu wóor. sama image la man maa ko moom protégé naa ko. ku bëgg gis image boobu fan lay dem. mi ngi sama page Facebook Ndumbe Niang sama signature mi ngi si sama signature Nduta photographie. photographe bi di xamle ne raaya bu mu ci am da koy gën a ñaaxaat rek mu dem ci kanam. xanaa di ñaaxaat sama bopp gën a jàngaat ci wàllum photographie. Ndumbe Niang di xamle ne tey bu demee bay def photographie ji hip hop moo tax ji hip hop nag ab benn structure culture urbaine la bu nekk ca Géejawaay. fii laa ko jàngee fii nii Géejawaay. force Covid 19 di koppar yi nga xam ni moom la njiitu réew mi génne di ci jàppale ka masawu ñi di artistes yi ci wàlluk mbas mi ba ca mujj di $2 milliards ak genn wàll ba léegi mi ngi wéy di indi coow yenn ci ay artistes comédiens ñaawlu bu baax a baax anam yañ ko séddalee ba tax sax tey nee nañu dinañu wane seenu naqar jaageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal.